dem assemblée nationale président Moustapha Niass ne ma dañ lay déglu ma ne ko président yow suma wóojur nga soxlawul ñu may déglu parce que xeex bi bu muy am nekk gu ma woon député kon man immunité bi soxlawuma ko dama bëgg ñu lever suma immunité sans aucun débat noonu la mbir bi tëddee ñu dem tribunal gars yi dañ may àtte ñu àtte ma ñu ne man dañ may daan ñaari atu kaso te ci ñaari at yi dañ may tëj juróom-benn weer fekk nag juróom-benn weer jooju tëdd naa ko ba pare kon su ma neexoon sax su ma benn avocat ne ma soxlawoo appel parce que soo gisee luñ la condamné loolu meurtre amu ci crime amu ci kon loolu mënu la tere nga bokk élection ma ne ko déet day yomb ma ne ko man mënu ma nangu ñu may tëj benn fanu kaso même ak sursis dañ ma tooñ ma ne ko nag balaa may dee ñu ne ma dañ may naa fay 25 millions njabootu waajooju te mu nekkoon nervi Macky Sall di ko woowee mercenaire nervi yooyu tey ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di song Ousmane Sonko di song Guy Marius Sagna mois de mars lu toll ci 14 sénégalais ñàkk seen bakkan ci réew mi ñu gis fi ay nit du ñu ay policier du ñu ay gendarme ay ponklu nit yor seen ay fetel di dox ci mbedd yi di dugg ci ay kër di boom ay doomu aadama ñëpp ko fi gis tout le monde 14 sénégalais ñoo fi ñàkk seen bakkan procureur de la république nee na dafa gumba moom nee na moom mënutul gis ministre de la justice nee na moom dafa gumba dafa tëx loolu moo fi am ñoom nag 10 ans ñu ngi may topp ci benn laa wax benn nervi bu fi ñàkk bakkanam ci lan ci ñaawteef wante 14 sénégalais yu ñàkk seen bakkan ñu boom leen ci mbedd bi kooku moom daanaka soxlul sax ñu ciy wax ñu ci débat parce que dossier amul procès amul enquête amul te dégg ngeen président Macky Sall wax na leen ko jam ñaajo dana leen lu fi amoon mois de mars xawma lan du fi amati dama ne su la jinne pese defaatal lu ko defoon mars rek nga xool lu fi amati dama ne dossier bii bañ may àtte ma jàpp ni luñ ma daan du dëgg du yoon ma appel ñu jël appel bi ne dañ may jugé appel bi moom bañ may woowee cour d'appel ba tey dañuy renvoi di renvoi lu tax ma ne dinaa ci wax parce que kilifa bu waxul dëgg wala kilifa bu wax dëgg bu dëppwul ak dëgg ku wax dëgg yàlla xaw ma nañ lay woowee ci wolof wante ci tubaab daal man tubaab moom ñun moom la ñu nàmp te damay bañ a wax bu ñagas wante ku fi toog nga ne yow Barthélémy Diaz depuis le 7 juillet xamoon na que le 10 novembre dañ koy woo tribunal wax boobu wax jooju dëppawul ak dëgg mooy lu tubaab di woy mensonge yéen waa presse bi am ngeen internet yomb na vérifier am ngeen Google yomb na vérifier na ngeen dem ngeen tapé le 8 octobre 2020 ngeen xool le 8 octobre 2020 dañ maa renvoyé au 18 octobre 2020 ma ñëw 18 octobre 2020 juge bi bëggoon ko renvoyé ay décembre noonu ay janvier ma ne ko sëriñ bi mu ne ma naam ngeen may ma nag mu nuyu ko sargal ko mi ngi tudd Serigne Bara Gueye parce que may na ma lu ngeen xam ne ni mënoon na lank bañ ne du ma ko jox dama koy nag maa bëgg a woo ci mois de décembre day am feetu Noël man catholique la xam nga bëgg a woo jullit nga ne ko ëllëg mooy tabaski kooku daanaka da nga koy teg problème parce que yeneen problème lay am mu nangul ma ko ñuy wax waxu ay début janvier du ma ko fàtte parce que joxoon na date 8 janvier ma ne ko 8 janvier bi du ma arrangé parce que 8 janvier bi suma anniversaire bu papa la te man suma kër daanaka ñun ay gourmet lañu ñun anniversaire ñun daanaka ñun moom daanaka dañuy ngénte rek di dem du ma sa jeex ñuy wax di wax mu ne ma ban date moo lay arrangé ma ne ko monsieur le juge ma ne ko man damay dem Canada ma yor suma ay këyit ak yëpp ma ne ko damay dem ci benn école bu ñuy woowee York University bu nekk Toronto suma inscription bi nii damaa ngi dem defi benn master moo bëggoon nga may ma dem ba mu pare suma master ma ñibbisi
ba may dem sax ba may ñibbisi mi ngi tombé ak affaire Covid bi ngeen dem ngeen tapé internet le 5 mai 2021 dañu dem tribunal ñu toog tribunal le 5 mai 2021 ñëpp a ngi toog wante ñëpp bi man kese la ak papu xale bi amul benn neex bi amul kenn kuy bàyyeeku ci parti bu fi nekkoon ci jamono boobu amul benn commanditaire man nekk fa nekk ñu nekk di wax ñu ne non dossier bi mënuñu ko àtte parce que fii nervi yi newuñu fi parti yëpp newuñu fi nañ ko dàq ñu nekkoon nañ ko dàq au 7 juillet 2021 ñëpp toog ci salle bi ñëpp d'accord le 7 juillet man le 7 juillet ma dem tribunal ma ñëw dugg toog 8h30 maa ngi toog ak Khalifa Sall ñu toog ba 10h kenn woowu ma 10h30 kenn woowu ma ne waaw lii nu mu demee nii 11h kenn woowu ma ah ma woo Demba Ciré Bathily maître Demba Ciré Bathily ma ne ko mais maître ah man de d'habitude dañ ma doon woo ay booru maximum 9h30 10h ñu woo ñu mu ne ma xaaral ma dem seeti greffier bi mu dem seeti greffier bi nekkul seen dossier newu fi ma gis Demba Ciré Bathily dem interpeller juge bi arrêté audience bi juge bi interpellé substitut du procureur bi mu ne ko waaw mais est-ce que dossier bi mu ngi fi substitut du procureur bi xool juge bi ne ko dossier bi kenn programmé wu ko tey kenn enrôlé wu ko ci rôle audience yi yow soo programmé wu ne benn dossier naka nga ko mën a reporter à une date soi-disant qui correspond au 10 novembre c'est faux c'est archi faux et si vous insistez c'est un mensonge c'est tout parce que nag kilifa du fen parce que nag nous sommes dans une bataille d'opinion et trop c'est trop cette justice n'inspire aucune confiance à aucun citoyen dans ce pays à cause de votre comportement c'est un comportement qui est inadmissible inacceptable et intolérable et je vous le dis vous êtes en train de jouer avec le feu ce pays en a marre dama ne ñu nekk tribunal dañu xoolaat seen taxawaay parce que nag dafa am ñu ciy bokk dañuy juum di jaawale ñu ci bëri dañuy jàppee seen bopp ay magistrat ñoom lu ñu jàpp mooy daanaka ñoom lu tubaab di woy intouchable mooy ñoom kenn du leen laal dëkk bi nga nekk sëriñ dinañ la laal nga nekk politicien dinañ la laal nga nekk homme d'affaires dinañ la laal nga nekk professeur agrégé dañ la laal wante nga nekk magistrat kenn du la laal daanaka lépp lu fi am ci Sénégal ci ay magistrat ñoom duñ def benn ñaawteef ñoom duñu dëpp kees ñoom duñu signé ay faux papier ñoom duñ jël xaalis ñoom duñu xool jabaru jàmbur ñoom duñ def dara ñoom daal ñoom macha allah ñoom daal ñoom ay wëlu lañu ñoom def ñu dara ma bëgg nag wax jooju teg ko ci suuf fii menace amu fii luñ fii woote tey mooy fulla ak fayda parce que nag lu ëpp tuuru mercredi le 10 novembre damaa fas yéene dem tribunal parce que dama nekk citoyen sénégalais te man maa sàkku ci justice ñu àtte ma mais biiralaat du ma fi wax dama ne juge boobu bu ñëwee Serigne Bara Gueye maa ngi koy jaajëfee parce que man damay xool ñit mën naa xamee di ràññee kon maa ngi koy jaajëfee wante ñu fa toogal état du Sénégal xam nañ seen bopp moo tax dama ne procureur boobu ñu koy woowee Serigne Diaby du noonu moom comme nee na day jël këyit génn communiqué di wax ne ni que Barthélémy Dias moo ko doon xam ne ni que day ñëw tribunal le 10 novembre waa bisimilah maa ngi ñëw tribunal le 10 novembre yow nag bàyyil di jël ay substitut nga leen kaay leen toog yow kaay toog yow da ngay ñëw toog ma ñëw toog comme nee na da nga may àtte ma xam lan nga fiy àtte lan ngeen di fi àtte da ngeen toog ngeen ne man Barthélémy Dias da ngeen di ma topp ndax lan damaa yoroon gànnaay te gànnaay boobu daanaka damaa ko yor wante yoruma këyit pour yor gànnaay boobu te waxtu ju dëppul ak dëgg yéen waa presse maa ngi sàkku ci yéen ngeen dem ci Google ngeen wut ci Google ngeen dem su leen neexee ci site internet bu ñuy wooyee parce que foofu laa ko jëlee ngeen jëlee ko ci këyit bi nii mooy këyitu bii moom dama ko jëlee ci leeral.net date bi mooy le 22 août
2011 kii mooy laata fusillade bi di am parce que fusillade mi ngi am décembre 2011 kii août 2011 la woon mi ngi nii le 22 août 2011 ngeen xool décision de la Cour suprême Ousmane Ngom moo fi nekkoon ministre de l'intérieur doon ma jaay doole jóg bés woo waa DST mooy direction de la sûreté du territoire su ma benn mag bu baax moo fa newoon ñu koy woowee commissaire Abou Diop ñu ngi koy jox wàccuwaayam au passage mu woo leen ne leen Barthélémy Dias bëgg tudd Barthélémy Dias am këyit bu koy may sañ-sañ mu am feneen parce que ñoom lu ñu namoon ci man mooy luñ fi gisoon ci mbiru Talla Sylla wante nag comme ñoom dañu xamoon tamit kër bu bëri xëcc ñu ne ah waa ji bu ñu mën a jot ci moom foog lépp lu mu yor ci ay gànnaay nañ ko jël ci moom ñu def lu ñu def waa DST ñu annulé suma permis de port d'arme man ma jël décision bi ma attaqué ko Cour suprême moo may dëkk Cour suprême ne Barthélémy Dias bii di homme politique di opposant jëm na fetalam fii ci benn armerie na ngeen ko delloo permis de port d'arme naka ngeen mënee toog tey ngeen man da ngeen ne ma topp ci benn dossier ngeen taxaw fii di nekk man damaa yoroon gànnaay te yoruma woon autorisation pour permis de port d'arme wax yooyu dëppoo ak dëkk ñu ne waaw mais Barthélémy Dias dafa yoroon ay yeneen gànnaay mais dama ne ku bëgg a lépp na nga lépp nous sommes en pénal lii pénal la pénal amul lépp léeboom pénal da ngay ne Barthélémy Dias yow yaa def lii yaay indi preuve ne lii yaa ko def ni nga ko defee fii nga jaar bu def ko fetel bu ma fi jël doom wax naa ko 9 millimètres la woon xam naa fu ma ko jëndee jox naa leen facture yi jox naa leen lépp demoon nañ sax ba bëgg sax tëj armurerie bi ndax jaay tamit doole fetel bi ba tey nii commissariat central ñu ngi sûreté urbaine ñoom suñ taxawee tey ñu ne man maa rey Samba Boy boobu ñu doon woy Ndiaga Diouf ñoom nañu génne fetel bu rey xale bi te nañu génne les preuves pour wane ne que man maa rey nervi boobu mais c'est trop facile taxaw fii ne ma non gànnaay boobu da nga ko sànni géej gànnaay boobu da nga ko dugal ci suufu lal gànnaay boobu dama ne ku bëgg a léeb na nga léeb ku bëgg a fooy sa xel na nga fooy sa xel man léebuma man fooyewuma suma xel te lu may ñaawlu ci lii je le répète mooy instrumentalisation de la justice dans ce dossier